maa fekk gang bi saa yi Sénégal métti na Sénégal tar na saa yi gis ngeen prix denrée nu mu yokkee gang ay litre diwlin bu jógee 600 dem ba ay 1300 ni moom pour ceeb bi nii dina métti quoi ay suukar bu jógee ay 27 presque 28 000 dem ba ay 40 tickets bro xoolal même mbuusu 100 francs dafa yokk mbuus yi léegi 150 lay jar ma saa Sénégal dafa cool lu leer laa leen tegal man il faut ñu fight for lii nii il faut ñu fight for lii yo salaamaaleykum sama gars yi show boy Rincé aka Maze aka MC Mavé what's good yo Mavé gang bi yo xoolal benn sama voyagé génn Sénégal def benn temps ñëwaat di wut mbuusu 100 francs dem ba ci boutique bi ne ko saa jaay ma mbuusu 100 francs saa ne ma léegi 150 lay jar ma ne ko lan ma ne ma mbuus bi 150 maanaam mbuus bi prix bi yokk na presque booy de plus de 50%. jógee 100 francs teg ci beneen 150 c'est trop tu vois di yoon gaal seen dafa métti actuellement yo tey dañuy dem ci waa Killa waa Gunzao Killa su ma si wax damay kontaan bro parce que yo c'est one of the artists yi nga xamante ne man j'ai grandi avec ñoom loolu leer laan di tegal parce que boo xoolal ay jamono yi 2010 2009 Killa bokk na ci ñu tax ma doon dem Alder ok gars yu con ay gars di liggéeyee Seras waaye lu ne gis naa ko fa ma am déjà ma ci béggee sama benn bro Seydou aka Chamdou Zey from TC Town parce que ñoo doon ànd dem di Alder di traîner ak gars yooyu noonu parce que temps da ngay ket clash ne ko nga déglu ko affaire yi tàng neex nga ne non lii moom dara la quoi tu vois te dafa impacté carrément on l'a écouté en grandissant tu vois ay son mel ay ñoom We Beg tu vois moo Brain Jules and the Killa come back tu vois genre affaire yi mel noonu son bi tàng wala ay number 7 tu vois ay damn samay nigga hustle bi ci biir mbedd god damn tu vois wala ay pull up bro pour dire en fait Killa mun naa si wax tu vois mun naa si wax ba sonn parce que déjà ma leen raconter benn anecdote ci Killa en fait li intéressant mooy bi muy génne album Ragal du Jéggi Raay temps 2013 xam nga 2012 je sais plus temps maa étudiant bro temps maa ngi sonn live laa lay tegal nii bàyyi comme soow Matador sonn booy wala akaana laa lay wax ni xoolal album bi génn instant nante bi yor last taw laa yoroon moo gis sama benn grand ne ko saa yi Killa génne na de te il faut que ma jënd grand bi ne ma ok ma jox ko taw teg grand bi complété ma taxaw xoolal rond-point université grande porte di xaar livreur bi gaan bi andil ma jox ma sama CD xoolal ma dem koñ ma nag instant yi inconscience bi quoi parce que amooy grand les conseils dem récupérer son bi xoolal tas ko ci koñ bi yëpp gaan mais bro loolu il faut que ñu éviter def loolu noonu léegi il faut que ñu support artistes yi comme man ni ma amee idée boobu noonu dem jënd ko même su fekkee dama teg matalu ma parce que voilà mais def naa si li ma mën il faut que actuellement aussi ñu mën a jàppale artistes yi noonu quoi parce que ki toog néegam génnee album génnee projet génnee peut-être du ko neex si ngërëm nañu dem maanaam day neex quoi ñu gët ko mu neex ñu kontaan tu vois mais nañ leen jàppale quoi bu ñu ko gisee ni jënd mais dañ koy gis dañuy participer ci ñoom li ñuy def te loolu mooy tax game bi am xaalis mooy tax game bi avancé donc man def naa ko lu bëri yoon tu vois dem album génn ma dem récupérer ko ci benn clé USB wala ut CD bi dem vidéo ko sama machine après tas ko mais du yoon bu baax bi quoi tu vois il faut que ñu changer mentalité noonu bon ñun amuñu woon chance amee grand yi ñuy conseil loolu mais vu que léegi ñun dund nañ ko dañ ciy partager ñëpp maa fekk gang bi gars yi comprendre que ni bon du wéy bi quoi yow temps yi passe dafa génnee benn clip tu vois benn clip bu tudd Nip Mike tu vois Nip te Mike comprendre nga dafa génnee benn clip c'est vrai que Killa mosuñu réagir ci moom quoi boo xoolee tu vois parce que amuñu occasion souvent day fekk sorti ñu nekk en déplacement voyage ak loolu noonu donc clip bi sama gars yi xam ngeen luñ fiy xaar tu vois Killa kenn ko nekk di ko présenter man personnellement sama légende la borom show of the year tu vois show of the year bro yeah man actuellement bokk na ci maanaam grande rencontre hip hop yu gën a am doole Sénégal tu vois parce que après looy gis show of the year koy gis peut-être ay flow up ay Galsen Hip Hop Power wala ay temps Jéggi Raay show bi mais show of the year tu vois avec temps mu fi nekk yëpp c'est resté même tu vois même énergie gars yi dañuy teewal et tout
et puis voilà même impact donc respect for that tu vois moo tax man personnellement sama légende la yow ana sama airpod bi xaar ma tooñ Queen bi bro ana sama airpod yi gisuma ko de mu ngi ci nekkul foofu xool foofu allez yes sir yo sama gars yi comme da ngeen ko xamee tu vois amul xaar ñun dañuy ñëw xool clip bi def suñu réaction joxe suñu impression so let's go nañ dem déjà nañ ko like toujours mooy li ma leen di waxaan nañu like clip yi di commenter aussi tu vois ou pas jàppale artistes yi en même temps di leen suivre def ko plein écran yes sir my man alors mu def benn réglage bu sew après xam nga yema nip mic jàpp mic hein ok bro ça change pas tu vois ensemble kaki bi carrément yo man c'est sa formule man Mao Sidibé toujours yo faut savoir que mënoo wax ki la te doo wax Mao Sidibé tu vois ñoom ñaar c'est bro c'est un couple c'est une formule c'est une équipe gagnante frère ñoom ñaar yàgg nañ depuis tu vois ay son ay le pour yéen la wala ay Natu du West wala ay rétroviseur bi tu vois yeneen tu vois ñoom ñaar c'est bro c'est une équipe tu vois c'est une équipe sample la You wanna fuck with the K kay bakk ma MC ñu ma doon topp di ko jéem seen ba tàkk na MC guy pel du ko sempi wax nañu tóojal de ceeb bi yo nee na guy pel du ko sempi tu vois he's right guy pel du ko sempi man guy ak sa pel non du dem man du dem tu vois force yi du ñu benn yo dégg flow bi carrément ma man tu vois mu ngi teg xaaral ma yokk volume bi son ok nañ dem kay bakk ma MC ñu ma doon topp di ko jéem seen ba tàkk na MC guy pel du ko sempi wax nañu tóojal de ceeb bi joppa topp ci cappaandaw gi li fi lëj naa li jënti jékki-jékki tekki léegi succès du talent MC boss sa ñan public bi gestu gis ma ci saran he's right man jékki-jékki tekki léegi succès du talent loolu amul époque bu koy gën a wane que suñu époque actuellement tu vois succès ak talent bro ça n'a rien à voir dafa am ñoom te ne gars yi dañuy tàkk carré exemple bu gën a bi mun naa boo xoolee Kaana bu par exemple bëri nañ mumble rap bi dañuy am ay views yu bëri mais bro talent zéro Lil Pump ay temps dafa doon toj Gucci Gang anamu nothing man tu vois gars xam nañ que c'est rien ay one hit wonder lañu designer Panda one hit wonder tu vois dafa ñëw mu buzz ak succès jaar fu nekkee tout tu vois mais après anamu tu vois le talent ñëpp xam nañ ni carrément donc succès ak talent du benn tu vois il faut que loolu gars yi comprendre ko du benn parce que nit pour nga am succès peut-être bu le projecteur yi xam nga teamé carrément après gars yi joué ñu xam nga média yi wax si yow gars yi teg la exposé la carrément industrie bi jël la exposé la teg la fenn mun na tax nga tàkk mais ñi am talent dëgg-dëgg carrément feneen la quoi tu vois donc il a raison line boobu noonu c'est très deep tu vois et yeah man that's right du ko sempi wax nañu tóojal de ceeb bi joppa topp ci cappaandaw gi li fi lëj naa li jënti jékki-jékki tekki léegi succès du talent MC boss sa ñan public bi gestu gis ma ci saran ci bi game bi ci tette naa saram waaye posti nga te xam naa nu ñuy teppe na saran waxal ci garam out loud ci biir game bi tu vois hors la loi yeah bro ki la en fait nu ma duggee si game bi sax da nga koy ko dafa ñëw clash ni koof tu vois rajaxe game bi yëpp carrément jaay gars yi doole yo out loud ci biir game bi ci tette naa saram waaye posti nga te xam naa nu ñuy teppe na saran waxal ci yi xaar boobu léegi ki la ki saran fuck ni saran hey my man that's nasty bro waaye posti nga ma man xam naa nu ñuy teppe na saran yo je sais pas lu mu wax foofu noonu carrément mais bi xam nga ki la nekkoon na kaaw xëy na xam na ak tubaab bi naka la ak nan la tu vois mais fu bëgg wane que ni gars yi bro métaphore la waaye posti nga xam naa nu ñuy tekki maanaam du game tu vois xam naa ni may def ak yéen tu vois compliqué wul dara defuma problème sans pression dama koy gérer parce que yàgg naa ko def tu vois loolu lay tekki man yo public bi gestu gis ma ci saran outlaw ci bi game bi ci tette naa saram waaye posti nga te xam naa nu ñuy teppe na saran waxal co yi xaar boobu léegi ki la ki saran foog ni saran dégg gooku joti bi talent man de bëgguma deuxième sa MC yéeguma bësam ki la public bay kësam boycott bi teewul ñu tegsam am na négga day never touch maa koy tàngal fa ësal wala boog real talk suñu yaakaar yi da ngeen niñ dugalee piano yu kama
dang, dang. Yo, that's nice. C'est bien placé, bro. De bëgguma deuxième sa MC yëguma bësam ki la public bay kësam boycott bi teewul ñu tegsam am the nigga they never touch maa koy tàngal fa ësal what a book real talk sunu yaakaar yi jësal nigga gis ko MC bu harder than me man fi ma jóge ñoom lañu naara dem nii dara ji yàlla koy sedd xam-xam yaatu na géej fi ma naroon taaj weesu naa ko yaafa na dee fake yàgg na fake real manqué na fake low game la fi fekk la meuf que je vois derrière genre dafa mel ni DJ Zeynal parfois dama koy gis yenn show of the year dafa mel ni moom la quoi tu vois genre Zeyna xaw ma Lady Scratch wala un truc du genre donc that's nice on a benn 15 qui la à côté tranquille toog ci truck bi ci gannaaw ñu ngi am batteur bi carrément bro ça me fait penser à benn Travis Baker tu vois comme un peu clip bu Travis Baker dafa nag Lil Wayne tu vois ak Rosé la woon su ma jumul tu vois ci gannaaw batteur bi et tout. That's nice, c'est hip-hop, tu vois, c'est hip-hop. Nekk ci conteneur yi le visuel est propre man. Beat bi dafa dal apparemment, xam nga dégg carrément mi tegee piano bi teng teng. Bro, I like that. Old school. Old school. Fake yàgg na fake, real manqué na fake. Low game la fi fekk nigga maa ko def fake. Weak niggas they flip, mottali ko ay clip. Kenn weesu wu si xaata ñi day jaaruñu straight. Make money they spit, but they rap like bitch. Ki la titch keneen ki ko titch ko like titch. Bro, nee la make money they speak, but they rap like bitch man. Mu ngi dis carrément game bi lekk di am. Gars boo waxee ñu ne make money mais li ñuy drop carrément that's shit tu vois loolu la bëggoo nekk gars dañuy make money mais alors que dope bu ñu andi carrément tu vois c'est pas de la bonne dope c'est de l'art nag bëri na lu mel noonu carrément ci game bi tu vois bëri na en fait ñoo xam te ne dañuy dénaturer game bi pour toucher public carrément am maa nekk loolu noonu après di mboo xëy na rap bi bëri na ci game bi te loolu lay dénoncer carrément on his way man. Yeah man. Niggas they flip, mottali ko ay clip. Kenn weesu wu si xaata ñi day jaaruñu straight. Make money they spit, but they rap like bitch. Ki la titch keneen ki ko titch kooku lay titch. Ki la titch nu mu ko waxee. Ki la titch keneen ki ko titch kooku jaaruñu straight. Make money they spit, but they rap like bitch. Ki la titch keneen ki ko titch kooku lay titch. Ki la titch keneen ki ko titch kooku lay titch maanaam moom mu ngi ci à peut-être 2 niveaux d'imbrication maanaam mu ngi seen kaw nekk seen kawaat carrément tu vois juste pour wane que ni maanaam nekkuñu ci même level bi carrément nu mu ko utiliser tournure bu mu ko jëlee écriture la carrément juste pour gën a mën a wane niveau bi mu nekkee mais that's nice mel ni maa wala dégg make money they spit but they rap like bitch ki la titch keneen ki ko titch kooku lay titch nit may gaynde bu xiif ne bëre moo nit may jant buy fenk ci lay nekk ba midnight saa yu ma génn kéké yi feel right daaj bi la dose ngi firi la nga live life nga ni mu ngi nice flow bi mu ngi high man bedd moo ma yónni foog ma indi filu tight every fucking time I need I go fly every fucking time I need I go fly hey Mao duñ ko présenté man bu ngeen ko xamul carrément bro dem leen rechercher Mao Sidibé killer bro moo ni ma leen ko waxee tu vois c'est une longue histoire gros Mao il connaît la formule de killer xam na ingrédient pour defar une bonne soupe pour killer ñoom ñaar yàgg nañ def ay feat tu vois comme ni ma ko waxee tu vois ay rétroviseur bi tu vois ay lépp yéen la même chose carrément tu vois Natou du West roi d'Afrique gis nañ ko ci biir ragal du jéggi raay carrément même ñaar dafa yàgg tu vois c'est une formule qui marche man c'est une formule qui marche. Every fucking time I need I go fly every fucking time I need I go fly I'm always out of town. Don't think that don't mean that. Dégg ngeen sample bi am na ku nekk di fecc ci ginnaaw tu vois yaa nga gàcceen xëy na bouger ba xam nga tamit fecc nii mais so dee real su kon coow man yaa salaam si yéen so dee fake ki la mënul doon yaa salaam si yéen so dee real su kon coow man yaa salaam si yéen tu vois ki la on sait dob bi muy teg rab bi muy teg carrément réel yi gars yi ñoom seen maanaam bu fekkee purus nga dëggantaan da nga koy gis si real tu vois you gonna eat by force man parce que plat bi day nice su muy génn day dob maanaam du rab bi du nooy tu vois ou pas il reste dans son élément puriste et tout tu vois et voilà tu vois day régaler carrément. su kon coow man yaa salaam si yéen so dee fake ki la mënul doon yaa salaam si yéen ni ma sibee gem bi amul réel di saase laa si gën te seen flow amul tolluwaay mu raake laa si gën foo fan seen si foora yéen ñi si des
si pooda xaaju man looy xaar ci man ndax jéggi naa sa booda laata nga ci mbedd bi naan dagoo suñuy kooda nel jooda tekki nañ géño yi ñoo ngi wootu wëlbati xible yi jox hypocrite yi di nootu ñemeeti ñu rap léegi ci mbalax la ñuy boote one more time ma dikkati géré ko comme da xandal bro wax na gars yi def léegi ci mbalax la ñuy boote wëlbati xible yi jox hypocrite yi di nootu ñemeeti ñu rap léegi ci mbalax la ñuy boote ñemeetuñu rap léegi ci mbalax la ñuy bootu tu vois wëlbati xible yi jox naa fi kii di nootu tu vois bro c'est juste que méta image la day wone que ni bro game bi actuellement moom si son point de vue dafa jaxasoo boo xamante ne we need some dañu soxla benn purge tu vois dañu soxla gars yi ñëw defar benn refresh carrément defaraat affaire yi tu vois yow mais nu mu ko bindee nu mu ko jaarale aussi c'est das wëlbati xible yi jox hypocrite yi di nootu ñemeeti ñu rap léegi ci mbalax la ñuy boote one more time ma dikkati géré ko comme da xandal rhyme ngeen béggati ndaanaane combat ci kaw bit compact MC da ñeme contact underground da yéeme ne sëriñ bu xonj yow xaaratuma later maa ngi ci elevator xaala suma hater you like my motivator make sure you never stop your head xaala suma hater you like my motivator tu vois li ñuy wax ennemi yi carrément yéen a may motiver tu vois c'est pas ennemi am ennemi c'est pas négatif ba tax nga gën a move pour leen que ni carrément bro ah moom maa wéy maa ngi dem I'm fine. Holla suma hater, you like my motivator. Make sure you never stop your head, you is my blessing. Nick Dove say keep afternoon summer present. On fire, I'm on fire. Yeah, man. You learn your burger, don't go with you no flyer. Up with 10 years, new neck at you no fire. Nigga go fire, sit tell you low fire. Every fucking time I want, I go flyer. I go flyer, nigga, I go flyer. Need mic, guy that we keep me better, more need mic. Then the we thank you like neck by midnight. You again, you feel right. That you doesn't get feeling like a live life. Ngani mungi night, flow be mungi high. Gis leen gars mu nekk ci ginnaaw carrément mu ngi move benn sea walk tu vois xaw ma kan la I don't know kan la. Feeling like a live life. Ngani mungi night. Yeah, yéen gis gars yi ci ginnaaw tu vois mu ngi move carrément tu vois. Ça me rappelle un peu Killa ci genre ci ragal du jéggi naa la woon quoi ci kaw train bi su ma jumul ak aussi Open Smoke Tour bi ñu defoon ay 2001 benn gain su naa dëpp si la tudd woon moo ko Ice Cube dëpp si gars yi di ko ne carrément dafa ñu benn clip walk benn sea walk ça di move like that tu vois affaire bu nice that's a gang move. Gang move la. That you doesn't get feeling like a live life. Ngani mungi night, flow be mungi high. Man better mama yone fuck my in the feel tight. Yeah. Every fucking time I need I go fly. Every fucking time I need I go fly. Nigga you can try till you get tired. Only God can explain is my life, my life, my life, my life. Yo. Bro, y'all see man, killer la bro, killer la, li ngeen bëgg mu wax carrément, tu vois. Xool leen sound bi c'est du hip hop. Le décor il est propre, tu vois. Conteneur yi mu amee couleur contraste yi, bro that's nice, tu vois. Nga gis ci gannaaw batteur bi, xam nga gis ki di fecc ci gannaaw carrément on a DJ bi mooy la fille là ici, tu vois. Maa ngi ñëw te hook bi smooth bro. Beat bi boo xoolee benn instant c'est simple, dégg di loolu benn piano tëng tu vois. Et qui kick. am na lu mu fi wax carrément gars yi laa nii gars yi dégg nañ ko tu vois et puis il reste toujours dans son élément kii la boobu ba léegi mu ngi fi carrément et bro man je dis c'est une légende tu vois li muy def carrément ci game bi man gisuma ko juste avec son show of the year respect à ça et voilà dañ ko ci encouragé mu gën a move man personnellement dem naa show of the year ba tàyyi c'est les meilleurs concerts yu ma dem ak ay concert dara ji da ngay simi sa yére yi xam nga zëmbale naaw da nga fay dem fekk fa ay nit yoo xam ne mosoo leen gis ngeen nekk fa ay gars di jàppante di naaw gauche droite tu vois et puis voilà loolu la tu vois hip hop loolu noonu la carrément donc gis na ko ci lu bëri artiste engagé la yow man le clip j'aime bien mook Mao toujours fort lu bees yàgg nañu tu vois ou pas c'est propre kii na c'est simple tu vois c'est du killer yaa voilà donc mu ngi noonu xaw ma nag am na affaire yoo xam ne da ngeen bëggoon ñu yokk ko si carrément ci vidéo bi bu fekkee dafa am affaire yoo xam ne da ngeen ko gis da ngeen bëggoon ñu partager ko def leen ko en commentaire ñi nga xam ne d'accord ci li ma wax mettre leen pouce bas comme d'habitude tu vois ngeen commenter ñu xam carrément lan mooy seen bu ngeen def pouce bas def leen pouce bas ngeen commenter ñu mën a xam parce que échange la quoi tu vois def pouce bas pour def pouce bas ça sert à rien du tout tu vois dañuy waxtaan ñu xool game bi artistes dañuy lire commentaire yi ñu tax ñoom ñu gën a xam aussi peut-être fan la ñuy situé wu quoi yow ñi like li ñuy def commenter leen ngeen partager ngeen abonné wu tamit tu vois
Instagram Twitter et tout dina am yeneen réaction yu ñëw déjà ñu ngi may tegal sama équipe ñu ngi may tegal que ni après war naa réagir foog naa ci bi mu def beneen son bi ki la def foog naa Yanko affaire yooyu suma jumul xoolaguma ko après xam naa daa ko xool donc ça ma gars yi maa fekk gang bi en attendant restez